asalaamaaleykum donc waa Ndakaaru maa ngi leen di nuyu ñeen ñëpp di commencer nag di sant yàlla subhanahu wa taala ñu ñu may ñu fekkee bés bii tey damay sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax nag metti woon na lool ca forclusion bi ba ci tànnub candidat Dakar bi metti woon na waaye bi mbir mi amee itam ñëpp dañoo utal si ma ñi ñëw sama kër ñii di ma oo téléphone muy mag muy ndaw muy jigéen muy góor ñëpp ñëw di mettitlu li xewoon bi loolu amee nag war naa leen wax lu tax ma dëggal sama candidature ndax bu fekkee ne li metti loolu yépp daf fee jaar ma nekk jigéen ji nga xam ne moom moo njëkk a nekk maire Dakar depuis Sénégal indépendant ba léegi mu nekk bunt boo xam ne ubbeeku na pour jigéenu Sénégal yépp ndax nag Dakar musta am maire bu jigéen kon loolu bu amee dañ ci war a sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne loolu ñu am ak la boo xam ne war nañ ko toppatoo war nañ ko préserver niñ koy waxee ba nga xam ne képp kuy jigéen Sénégal rek lu mel noonu bu taxawee war nga mën a jóg taxaw ndax nag dañ fi am suñu ay maam yoo xam ne comme Aline Sitoé Diatta comme les grandes figures Yacine Boubou comme Ndate Yàlla ñooñu ñëpp bu ñu amee ay jigéen yoo xam ne taxawoon nañ xeex dëggal seen bopp wane ne jigéen baax na góor baax na man lii bu ñëwee yem ci man li ñuy wax naan puso bi du réeree sama loxo man tam war naa jóg taxawaay boobu nag boo gisee ma sawar ci lool ñeme ko ñépp dañu jóg taxaw pour jàppale ma may sant bu baax nag caucus des femmes leaders parce que ñooñu kat dañu taxaw ne ñoom dañuy xeex pour jigéen ñu bari nekk maire élection yi ñu jëm ca la ñu defee marche boobu invité ci jigéen ñi man ca laa bokkoon ñu investir ñu pour ñu nekk ay tête de liste ci réew mi yépp kon ñooñu war naa leen sant ak képp koo xam ne rek taxaw na di ma encourager di ma ñaanal di ma pousse pour sama taxawaay bii ma gën koo dëgëral ñi ma ci teg di leen sant di leen gërëm itam mooy union citoyenne bunt bi maa ngi lay nuyu honorable député Théodore Monteil yaatal ngeen ma ubbil ngeen ma bunt bi ndax kat ba mu méttee mu xat lool ndax ba ma yëg ne duma nekk candidat Dakar benn fan ci des woon ca suba sa lañu waroon déposer candidature ngeen jox ma opportunité boobu ñu ànd ak équipe bi nga xam ne ñoom ñëpp dama leen di sant di leen gëm ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw nelawatuñ amatuñ jàmm ñoom ñëpp ñu defar liste bi ba yàlla dimbale ñu ba suñu liste bi ñu validé ko bañ ko validé nag dama ne man danaa ñëw taxaw wax ak waa Ndakaaru sant ñëpp gërëm ñëpp wax leen nag suñ candidature taxaw na te loolu bu amee il faut ma wax ak waa Ndakaaru ndax man yàgg naa fii ci mairie Dakar ndax suñu mandat bu njëkk ba 2009 la woon ba 2014 beneen bi di 2014 ba tey jii may wax ak yéen nekk naa donc mairie Dakar ci kàttanu yàlla ma nekk fii yore benn intérimu benn at en qualité de premier adjoint may assurer intérim Khalifa Ababacar Sall ensuite ñetti at yi ci topp ñu fal ma maire fii lañ ma falee ci salle bi ñëpp fekkee ko man la woon ak yeneen ñaari candidat yu góor boobu ba léegi nag ñi ngi taxaw di liggéeyal waa Ndakaaru te fii itam il faut ma sant bu baax gërëm équipe municipale bi ma accompagné parce que xam nga maire yi dañuy jaal ñëw toog fi liñ fi war a toog dem beneen maire ñëw toog waaye équipe municipale boobu nga xam ne moo yore liggéeyu maire bi ñoom fi la ñuy nekk toujours kon ñoom amel naa leen njukkal pour liggéey bu rafet bi ñu ànd ak man liggéey ko pour waa Dakar boole ci nag takku ba dëgër bëgg aussi defar Ndakaaru
bëgg améliorer condition de vie yu Dakar waaye ak ñi dëkk Dakar yëpp Dakarois yi ak Dakar waaye boobu yëpp donc def nañ suñ kéemtalaayu kàttan pour benn cause rek mun naa wax benn cause mooy Ndakaaru set képp ku dëkk Dakar mun fi dund dundin bu neex mun fi faju mun fi distraction yi ni nga ko waxee mun fi def sa sport mun naa ko waxee noonu ci jàmm ak salaam ñun ci loolu lañ doon liggéey at yi yëpp tey jii yaakaar naa ne confiance boobu taxoon ba Dakar waaye ak équipe municipale bi nang ànd ak man liggéey tey il faut ma taxaw fii balaa dara di am ma sant ñëpp gërëm ñëpp wax leen li ñu jot a def te bilan boobu bu soobee yàlla bu campagne bi jotee danañ ci gën a dugg gën leen expliquer li ñu fi def fii yëpp ci Dakar li ñu def bari na torop nit ñi nag nee nañ duñ communiquer bu baax waaye loolu danañ ci commencé wax léegi waaye bu campagne bi ñëwee danañ ko mën a gën a faram-fàcce ni ñu koy waxee ba Dakar waa bu nekk gis liggéey bi ñu commencé ñun de ci liñ jot a def xaw nañ ci am tuuti satisfaction léegi nag Dakar waaye ñoo war a seet ndax loolu ñoom neex na leen doy na leen ba bés bu wote jotee sànni carte jot ñu seet fan la ñuy sànni seen carte loolu moom yépp danañ ci liggéey ak ñoom li ñu bëgg rek mooy Dakar nekk dëkk boo xam ne fu ñu toll ci àddina bi di ko dégg ndax Dakar nag wax dëgg yàlla buñ ko fàtte moo nekkoon capitale de l'Awoyof comme que nag fi mu nekk dañu jëm ci ay wote te bu wote jotee élection jot il faut nga wax ak nit ñi il faut nga dig leen man nag wax dëgg yàlla man ay dige moom damay dige lu ma man ndax bëgguma ëllëg rek si biir kat ñu ne ma soir yow yaa fi waxoon lii yaa fi dige woon lii li ngeen bëgg il faut ma déglu leen ba xam li ngeen bëgg te boobu ma fi toogee ba léegi maa ngi leen di déglu di ànd ak yéen ci liggéey bi di jéem a satisfaire seeni besoin ni ñu koy waxee fii ak juróomi at yi bu fekkee ne tànn ngeen ñu il faut ñu am programme boo xam ne moom lañ leen di soumettre programme bi gaa am na luñ ci jot a def waaye dañ koy gën a yokk gën a seet lii seen soxla lii soxla askan wi ñu ànd ci ak ñi ñu àndal ak équipe municipale bi ñu liggéeyal loolu waa Dakar xam ngeen ne Dakar capitale ville monde la sax man moom laay wax lu tax ma ne ville monde la Dakar dafa di dëkk boo xam ne dafa am audience internationale boo xam ne koo dem bitim réew foo dem boo ne Dakar laa dëgg ñu ne man de bëgg naa dem Dakar te Dakar nag dafa am ay xew-xew yoo xam ne dana fi am ndax xam ngeen ne ba may soog a falu demoon naa jëli drapeau pour les JOJ yiñ fi waroon a def en 2022 ñu reporté ko en 2026 donc loolu àddina bi yépp xale àddina bi yépp ñoo nar a daje Dakar beneen événement bu fi am mooy événement boo xam ne itam àddina bi daf fii ñëw mooy forum mondial de l'eau bi nga xam ne en 2022 lañ koy def beneen événement am na fi encore boo xam ne ci affaire mobilité durable ak climat danañ ko def fii en septembre 2022 beneen bi nga xam ne ñun ñii waa Dakar ak équipe municipale bi ñoo liggéey ba gagné ko mooy le sommet de l'économie sociale et solidaire bi nga xam ne en 2023 fii lañ koy defee ci Dakar kon nag boo amee ay événements mondiaux yu mel noonu xam nga ne war nga liggéey sa dëkk ba nga xam ne dox ci biir dëkk bi dana yomb dëkk bi dana set da nga am itam ay infrastructure yoo xam ne wax dëgg yàlla ku fi ñëw dana la respecter du la yem kon yooyu programme yépp ñu war a dérouler fii ak 2026 ñun am nañ un projet programme boo xam ne loolu yépp danañ ko génnee ci programme boobu yéen ngeen seet ndax loolu neex na leen wala déet balaa maa jeexal ci wolof bi nag dama ne il faut ma sant gërëm élus yi nga xam ne ñoo àndoon ak man ndax nag man dañ maa voteel wax dëgg yàlla dañ maa voteel fii ci conseil municipal bi ma gagné bu dul loolu itam li ma bëgg mooy ànd ak ñépp toujours dañu naan jigéen ñi xam nga lu tax ñuy gën a wax jigéen ñi ndax jigéen ñi ñooy yaay yërmande yi jigéen ñi ñoo ko yore jigéen ñi ñooy voté moo tax de plus en plus dañuy wax jigéen ñi waaye nag suñu càmmeñ yi suñu borom kër yi suñu papa yi suñu doom yu góor yi ñoom itam ci lañu
ndax nag lii ñuy def yépp di sonn njaboot moo tax ñu koy def dañoo bëgg suñu njaboot dund ci dund bu neex ci Ndakaaru bi dañoo bëgg suñuy njaboot ëllëg bu ñu fi jógee ñoom ñu mën a toog continuer liggéey bi ñu commencé woon. ñun dañuy liggéey pour benn Dakar boo xam ne day set wecc benn Dakar boo xam ne verdure bi dana fi bari ndax nag Dakar ci Cap-Vert la nekk te gis nañ ne loolu manqué na fi loolu. kon il faut ñu liggéey pour loolu waaye itam il faut ñu nekk ci dëkk boo xam ne jàmm ak salaam yeewu nelaw ba bët set ci tranquillité loolu la ñu bëgg Dakar am. fii ñu jëm muy le 23 janvier 2022 suñ avenir dëkk la ñuy joué te bu boobaa ku nekk ci ñun war nga xool bu baax lan ngay def pour tànn ki war a jiite Dakar juróomi at yooyu. cadre de vie bu agréable dëkk bu set sécurité bu doy ak tranquillité ñu def ko ci environnement boo xam ne wax dëgg yàlla ku fi ñëw danga kontaan. kon man Soham Wardini candidatu Dakar la candidatu dëkk bi nga xam ne am na plus de 100 ans ville bi li nga xam ne fii boo fi ñëwee ku nekk danga ko fi fekk identité boo mën a gis danga ko fi fekk nit ñi dañoo ànd bokk ndey bokk baay di dimbalante kon Dakar boobu laay ñaan baatam Dakar waaye ñi yeewoo Dakar bu bés baa ñu sànnil ma carte ndax man kat pare naa pour liggéeyal waa Dakar pare naa pour yëkkati défi yi pare naa pour vraiment liggéey rek man liggéey laa xam liggéey laa bëgg te jàmm ak salaam laa ko bëgg a defee gis naa ni ngeen taxawee xam nga man lu tax ma bëgg a candidature bi sax lu tax mu gën maa neex dangeen ma ànd naqarlu ak man li ma dal yërëm ma won ne yërëm nga damay rus sax quelque fois xool nit ñi parce que damay xool ay nit ma ne ñii de ndeysaan dañ maa yërëm man xëy na métit bi sax fa mu toll xëy na xamuma ko waaye nit ñi seen bopp ñu ngi koy naqarli kon dama leen di sant ak gërëm boo xam ne amul ab moom laay sant waa Dakar yépp di ko sant équipe municipale bi di ko sant élu yi di sant képp koo xam ne dégg nga li xew nga ne man kat Soham mii laay voteel kon nag nañu sant